يدك أن تخلط آسيا الفضل عزل والمواسب أوسو بذل خطوة فيد بابك عالما أن تسلل عند بابك ينفع وجعلت مؤتمري عليك توكلا وبسطك في سائلا اعتذر وبحق من أحببته وبأسه آية دعوة من بيك يتصفى. ayca donc ba tey ñu ngi fi nga xamee ne que moom mooy campement Ngexox ci appel bi nga xamee ne que donc kilifa gi ñuy wax El Hadj Ibrahima Sakho moom moo ko def campement Ngexox muy ñaari rakk yu nga xamee ne que dañ koy faral di amal chaque at tombeek li nga xamee ne moom mooy Pentecôte donc tey ñu ngi fi nga xamee ne moom mooy bâche Dabax bâche fii boo ko xoolee pratiquement donc toutes les nationalités ou bien quasiment toutes les nationalités donc ci sous-région bi ils sont représentés déjà tout à l'heure donc présenté nañu ñu nga xam ne ils nous viennent de Côte d'Ivoire donc am ñu nga xam ne ils nous viennent de Gabon et un peu partout donc dans la région de Dakar wala boog au Sénégal donc tout de suite et maintenant su dee mën na nekk ñu dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ak soppey Baye Ibrahima Sakho yi nga xam ne ñu ngi fi déjà donc ñu ngi taxaw ak kenn ci kilifa yi salaamaaleykum papa ñu ngi ziar bu baax a baax baal ñu nga fàttali ñu tur bi ak sant bi ak responsable bi. Pathé Mbaye représentant El Hadj Ibrahima Sakho Côte d'Ivoire waaw. d'accord El Hadj Pathé Mbaye représentant El Hadj Ibrahima Sakho depuis Côte d'Ivoire mën ngeen ñu wax maanaam lan moo waral pas-pas bi nga xamee ne que moom ngeen am ci bés bi tey. waaw pas-pasu bés bi lan nga si bëgg a xam maanaam ci question boo may laaj da nga may laaj ma tontu leen li ma ci xam loo ma si laaj ma tontu li ma ci xam. d'accord waaw. léegi depuis kañ ngeen jógee Côte d'Ivoire ñëw. Côte d'Ivoire délégation baa ngi nii ñëw nañu depuis ñetti fan ñaari góor ak ñaari jigéen ñoo jógee Côte d'Ivoire ñëw ko ci julli salaatu tasbiha bi li ko waral mooy basi bi nga gis ma takk ko nii soppe El Hadj Ibrahima Sakho ca Côte d'Ivoire ñoo fa créé mouvement soppe El Hadj Ibrahima Sakho si ndigalal doomam bi ñuy wax Séga Sakho Séga Sakho dafa ne day delloo bàyyim njukkal mais delloo gu muy delloo bàyyim njukkal du ko delloo ci parce que tabaxalul bàyyim kër jëndalu ko oto bàyyilu ko tool bi muy jéem a mën a loolu la bàyyim génn àdduna mu ne nag léegi day topp monde bi entier seet foo xam ne bàyyim am na fa soppe mu fexe ba ñu taxawal fa cellule lu soppe El Hadj Ibrahima Sakho taxawal na ko Gabon taxawal ko Maroc taxawal ko Côte d'Ivoire avant ñu ñëw Sénégal taxawal nañu Maroc taxawal Gabon taxawal Côte d'Ivoire dooru ñëw Sénégal alors loolu moo tax délégation bi am na délégation bu jógee Gabon am na délégation bu jógee Côte d'Ivoire ñëw daje fi pour uniquement pour soppe El Hadj Ibrahima Sakho. d'accord alors orientation wu waxtaan bi tey orientation wu appel bi tey bu ñu xoolee ci au Sénégal violence bi bari na wax ci bari na jëflante gu ñaaw gi bari na bu ñu xoolee enseignement wu El Hadj Ibrahima Sakho lan mooy li nga xam ne que moom nga ci retenir yow en tant que soppeem en tant que ku doon xam ne daan nga suivre góor gu. maanaam li ma ci bëgg a soot ni mooy balaa ma wax li si El Hadj Ibrahima Sakho liggéey mooy li ko indi mooy dañu abbi jikkoy jàmbur ñëw bëgg ko yore suñu réew te jikkoy jàmbur yi mooy di koy tubaab ba ñu waxee ne kenn amatul droit dóor sa doom la jikko yëpp yàqu ñu wax loi de l'enfant la xam nga droit de l'enfant parce que droit de l'enfant moo tax réew mi parce que boo amee sa doom war ko éduquer ñene la yar ko nga ne amuloo droit dóor ko alors bu xale bi xamee ne bàyyim amul droit dóor ko lu ko neex def ok non boo ko dóoree am na droit yóbbu la police waa police ñëw laaj lu tax nga dóor ko kon addina yàqu na loolu nag du sunu loi nun enracié wul l'islam li mu enracié mooy tubaab yi ñoo mën a am loolu mais ñun mënuñu ko am parce que suñuy doom l'islam mënu sant pour ñu yore leen El Hadj Ibrahima Sakho benn si laajtam béy si laajtam moo tax mu créé bés bii ba mu ko créé amoon na ay gàllankoor te jamono Senghor waa kay Senghor oo na ko ne ko
dégg naa da nga am bés bu rëy booy oote mu ne ko waaw mu ne ko dafa dëppee Popenguine mu ne ko waaw mu ne ko dama bëggoon nga déplacé bés bi ma def ko fête nationale waaw Aliou Sakho ne ko c'est fête nationale addina la yem man fête yàlla laa bëgg ëllëg yow chrétien yi nga oo man musulman yi laa oo jëlee say chrétien ma jël sama musulman bu ma jëlee kenn bu ma la jëlee kenn loolu moo waral mbir mi sax fii ba ilaa yu ma diin kon mu ngi ñaan yàlla mi traité wul pour me présenter nag délégation bi waaw kii Côte d'Ivoire lay jógee mooy présidente mouvement soppe Baye Ibou Sakho ca Côte d'Ivoire. D'accord. Salaamaaleykum yaay boo ñu ngi ziare. tubaab la gën a dégg nag. Ah d'accord. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît madame. Je m'appelle Fatim. Je suis musulmane convertie. Je suis d'origine camerounaise. Sinon, à l'état civil, je m'appelle Djente Sylvie. Quels sont vos rapports avec la famille d'El Hadj Ibrahima Sakho? Le rapport, je vais vous le dire, le lien. Ce qui nous unit, c'est la Salatul Tasbiha. Et le lien fort qu'on a avec la Salatul Tasbiha, c'est Sega Sakho. C'est lui qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a créé le Sopay en Côte d'Ivoire il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, nous sommes présents à la Salatul Tasbiha. Alors, quelles sont vos appréciations? Depuis 3 ans, vous venez assister à la prière donc, de Salatul Tasbih. Quelle est l'appréciation que vous avez à remettre? L'appréciation, c'est sur le plan spirituel. C'est un apport. On ne peut pas expliquer. Ça se ressent, ça se vit. Ça se vit. L'explication, ce serait difficile à expliquer. Sur le plan spirituel, c'est difficile à expliquer. Mais sur le plan matériel, il y a une grande évolution. Sur le plan organisationnel et autres. Mais sur le plan spirituel, ça se vit. Il faut y assister pour comprendre. Alors, en tant qu'une délégation, quelles sont les envies que vous aviez, que vous projetez, les projets que vous avez déjà avec la famille Sakho? Les projets sur le long terme, ça c'est une organisation qui se fait avec le SOPEI, la base. Et sur le long terme, c'est agrandir, faire évoluer la chose, parce que c'était limité au départ au Sénégal. Aujourd'hui, on se retrouve avec des SOPEI au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Mali. Il faudrait que ça se retrouve dans toute la sous-région. Aujourd'hui, on assiste depuis 3 ans à 3-4 personnes. On souhaiterait sur le long terme se retrouver à 50-100 personnes au-delà de ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Alors, en fait, pour cette fois-ci, nous sommes avec une de ces représentantes, donc, de ces disciples qui nous viennent du Gabon. Donc, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Odouka Khadija. Khadija Odouka, oui. Du Gabon, oui. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire davantage? C'est tellement beau et tout. Bon, il n'y a pas de mots quoi en fait. Les mots me manquent. Les mots me manquent énormément. C'est un moment de satisfaction d'être toujours là chaque année depuis 3 ans. Je viens et tout. Oui, c'est toujours un moment de satisfaction d'être toujours là. Alors quand vous venez, la délégation, vous êtes au nombre de combien? Bon, parfois nous sommes au nombre de 5, 6, 7. Hélas, je suis la seule. Et puis les projets à long terme avec le responsable moral, M. Sega Sakho, c'est comment? C'est de faire élargir, la Salatul Tasbih aux côtés du Gabon. C'est notre projet. C'est tout. Merci beaucoup. Alors ñu bàyyi nga joxe ñu sa appréciation ci organisation bés bi ak ki nga xam ne moom mooy responsable moral muy Sega Sakho maanaam lien yi nga xam ne que moom la yàlla def ngeen sekk. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp ñun ñooy waa association Soppey Baye Sakho bu Yène Sega moo ñëw sëñ Sega Sakho moo ñëw sampal ñu association bi foofu Yène bi ñu koy sampal nag daf ñu ko defal
pour ñuy yëngatu ci wàllu social di dimbali ay nit foofu ca yéen te njëriñ rek lañ ci gis wax dëgg yàlla sëñ Séga moom macha allah fekkee mënul defal dara papaam ni ko góor gi waxee mënu ko yóbbu Màkka lu bari bëggoon na ko séq moom jotu ko séq moom góor gi génn àdduna léegi nag mu ne amul lenn lu mu koy fayee lu dul bër di ko sampal ay foo xamante ne dañ ko fa fàttaliku ca yéen nag am na fa macha allah association bu rëy waaw ñu ngi fay liggéey bu mucc ayib nag waaw ñu ngi fay liggéey si at rek la toll ñun suñu association yàggul si at rek la toll mais wax dëgg yàlla mu ngi mel ni fukki at lañ ko samp parce que Séga mu ngi ciy def liggéey bu am solo liggéey bu rafet la ciy def macha allah kontaan nañ ci salaatu tasbiya bi torop yal na yàlla nangoo ñaan yi ñu fiy def yëpp daraja yonante bi. léegi ñu jubluwaat ci liggéey bi ak d'autres personnes ñu nga xamee ne que ay disciples ay taalibe lañ ay ñaankat lañ ay nit lañ ñu nga xamee ne que maanaam li leen yitteel du leen lu mooy diine li leen yitteel du leen lu mooy ki nga xamee ne que moom mooy góor gi El Hadj Ibrahima Sakho. حاشا لمجدك أن تخنت آسيا الفضل عزل والمواسب أوسو بذل خطوة فيد بابك عالما أن تسلل عند بابك ينفعون وجعلت مؤتمري عليك توكلا وبسطك في سائلا اعتذر وبحق من أحببته وبأسه آية دعوة من بيك يتصفى اجعل لنا من كل ضيق مهرجا والتف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع الحمد لله له الجمال كما له الجلال والكمال شيخ الخالد إبراهيم الساخو نينا الحمد لله له الجمال كما له الجلال والكمال الحمد لله له الجمال كما له الجلال وكمال من ساخني الحمد لله له الجمال كما له الجلال من إبصار سجل خيتك أخذك الله له الجمال كما له الجلال وكمال من ساخني الحمد لله له الجمال كما له الجلال من إبصار سجل خيتك أخذك الله له الجمال من إبصار كما له الجلال باي حبيب باي بيساخ الحمد لله له الجمال كما له الجلال صفيا التي سجل خيتك الحمد لله له الجمال باي بيساخ كما له الجلال وكمال من إبصار الحمد لله له الجمال كما له الجلال والكمال نور يا لاهر ثم زاهر دقل صل على حبيبك البناصر لا إله ملك لا رسول لا إله إلى الله ورسوله تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أمرنا باتباع سنته
صلى الله عليه وسلم وذلك متنوعا ومقررا في كتابه الحكيم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول كما قال قوله أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله وأخيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأخيرا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إخواني في الله، يسعدني ويشرفني مرة ثانية أن أتمثل أمامكم نيابة عن الخليفة الحاج محمد الحبيب خليفة الشيخ الحاج إبراهيم ساقو حبيب والده بل حبيب أسرته وكذا أهل زمانه. فحضور هذا الوقت المعروف بالكرم أعني به أحفاد شيخنا وجدنا شيخ أحمد الخليل رضي الله تعالى عنه دليل على حبيب زمنه. وأخصص بالذكر حبيبي وشقيقي منذ الصغر الحاج شيخ Galas Khartoum bun Cheikh Bara bun Cheikh Fadilou Mbacké bun Cheikh Ahmadou Khadim radiyallahu ta'ala naqulu lahum ahlan wa sahlan wa marhaban bayna aydikum bayna ahlikum bayna ahbabikum wa bayna usratikum. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ala wajhi xulaasa ñu ngi wax rek ni ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di sant ñëpp kontaan nag dajewaat ak yéen tey ci 49e édition di wax nag ci turu Seydina wa Mawlana Muhammadul Habib mi nga xamante ni moo jële woon ndigal ca waajuram ba sëriñam ba waajuram ba xaritam ba Alxaaji Tafsir Alxaaji Tafsir mi nga xamante ni moom lañu wax démb ne ko yaa ammana yaa waarisan li jaddina du'aahu fiikum faqad abaana. moom lañu wax ne Baay Tafsir ñu ne bu ñu la gisee dinañ boole gëm ni suñu wéy ko Xaaji Ibrahima Sakho nitu yàlla parce que kat maa xëy man Sakho radiyallahu taala anhu amoon na ay doom yu bari waaye yow la tànnoon ca ba mu yàgg yow la joxoñoon waaye la mu waxoon yëpp gis nañu ni ñaan du sotti la papa yàlla na mën di yàgg wéetaay bu yàgg barki yonent ndigal loolu moom mu jëlee ko ci suñu xalifa Seydina Mawlana Aboubakar Sy ibnu Mouhamadul Mansour mi nga xamante ni mooy sëriñu Xaaji Ibrahim mu jëlee ko nag ci ñi nga xamante ni mooy xulafaa u réew yëpp place bi kaar rafet na lool waaye lislaam la waaye kalewul tey déedéet ku xam Xaaji Ibrahim xam ko ci defar waaye xam ko nag xusuusiya bi mu am ak Cheikh Fadilou Mbacké radiyallahu taala anhu nga xam ne buñ ci toogoon fii ba suba di nettali seen alaqa kenn xamul fan lay yem tey nag bu Sëriñ Habib ñëwee jekkale na tilka alaqa al-matina al-qadima du ñu def nag lu dul wax dëgg yàlla kontaan am naa sama doomu baay bu ñu wax Sëriñ Xaban Mbacké moom Sëriñ Modou Bousso Dieng woo na ma ne ma waxal Sëriñ Habib moom ma ñëw waaye lii mu def lii
mooy tontu lii nga xamante ni moom la jamono ji dund ndax defarkat bu ñu mën a commencé ci kaw ñun ñi ci suuf leçon la ci ñun bañ ko di wax rek waaye bal ñu jëfe kontaan nañu lool di ñëwaat ci salaatu tasbih bi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu wax daara bi dañ ko waxoon ne ko masalata dunubi raja'na ilayki bi dhanbi wa qurbi ata jamuna yow suuf terre de purification nous sommes de retour andiwaale ñaari yëpp ay bàkkaar lañu andiwaale waaye andiwaale nañ ay soxla ñaan la nag ñi fi masa ne yow soxla yi nga xamoon du yàgg ay jël ñu teg ay nit ñu sell ñu mel ni ñu mel si tey jii nii nga Oustaz Hady Niass nga xamante ni mu xeet bi waa dina Alaaji Xilimaan ñu ngi koy gërëm ci turu Dudina ak Saxaaf ndax Saxaaf yi bi nga xamante ni yatarabbasuna Cheikhuna wa Amduna Alaaji Xilimaan Sakho nga xamante ni li ñu wax ni ci coordination waaye di gërëm Oustaz Aliou Sall di gërëmati Oustaz Mbaye bu baax a baax di leen wax nag ni Hadj Ibrahim lii la bëggoon lii rek wax naa ni ku am 53 ans de carrière ci wax ci micro te mosoo heurté kenn ñii wax ñëpp moom la ñu war a roy gis nañu ñoo xamante ne seen carrière dafa ko 2 ans 5 ans waaye bu ñu waxee ba àggal il faut que nit ñi jóg waxaat ko defaraat ñooñu roy ñu Hadj Ibrahima moom moo daan gàmm te amul frontière wax naa ne bi ci jógee ba léegi laa gëj a dégg gàmmu mix gàmmu Ndoulo bu fa daan gàmmu ba laaj sàmm ñi nga xamante ne Serigne Pape Ndoulo ba léegi radiyallahu taala moo ne ma dégg ko dama leen bëgg te tasharrafuuni ngeen may ma rek bàyyi ko sax ñu ci kër gi di fi àññee ndox rek ànd ko moom mu ba ba fajar loolu nag yu mel noonu gisatuñ ko te nag jot na sëkk ñu roy ci li nga xamante ni mag ñi bàyyi nañ ko yàlla waxoon démb ne tumma ja'alnaakum xalaa'ifa fil ardi min ba'dihim maa ko def tout simplement gis nga xam boobu li mu jox lii nandura kayfa ta'maluun ay baadu nan la ñuy doxalee ñoom nag gàcce ngalaama waaye Serigne Habib l'islam tey kontaan na am na ndam ci li nga xamante ni yàgg na fi yàggoon na fi ci jamono Serigne Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu taala anhu nga yeesal ko ci Serigne Saliou radiyallahu taala anhu reexal ko ci Serigne Bara moom mooy ñu Baay Galas mi waaye yeesalaat ko tey ci borom makaarimul axlaaq ñi nga xamante ni suñu mawdu bi ñu jël tey mooy al axlaaq al hamida al axlaaq al hamida dinañ ko jël limaada na'iishu aalamuna al islam min azamaatin muxtalifa min azamaat iqtisaadiya axlaaq al hamida ñu ñëw nag def ay juróom benn fukki fan Serigne Habib boo def sama xel daal ki mu def ren mooy makaarimul axlaaq ma ne kon nag ndeysaan taraam boobu am adduuru mutakalaa kontaan nañu ndax bés bi borom lañ ko jox waaye nag bés bi amul dellukaay lu dul yonent Yàlla Muhammad moom kat moo sabab yàlla moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ne woon atii'u llaaha wa atii'u rasuul ci benn phrase mu andi ci ñaari verbe yoo xam ne yëpp presque benn te mu waroon doon benn mu dem ba mu yàgg dindi benn verbe bi def ko benn ne man yuti ak rasul faqad ataa Allah ku topp yonent bi daal ne wóor ni topp nga yàlla ñu ne waaw kii yonent bi jaral na ko mu ne moo xaale benn sax falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum ñoom moo leen tuddee ñu doon mu lu dul bu ñu amee problème dañuy retourné dellu si waat pour solution ci li nga xamante ni moom laa la joxoon. haadaa wa billaahi tawfiiq wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh.